jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene nuñ koy defee ay bés bu nekk ñëw rek dëgtal leen li nga xam ne moo di seen chronique di ko tàmbalee coowul Yavuz Selim. Gis ngeen ne juróom-ñeenti fan ci weeru octobre lañ ko waroon a àtte waaye bés boobule bañ ci ñëwee nguur gi dafa retirer dossier bi lu tax mu def ko nag moo ko gën a xamaatoo gën koo tay ndaxte biir na nguurug Sénégal jamono yu ñu toll ne jaay doole foqar ci rek la mën a def ci mbiru Yavuz Selim ngir mën faa def la ka neex mooy lan tëj école Yavuz Selim yi ci dogal bu bàyyeekoo Turquie ci Erdogan mu xuloog ki nga xam ne moo di Fethullah Gülen te Fethullah Gülen moomule moo ko jàppale woon ba mu falu ca Turquie waaye comme bëgg-bëggu Erdogan la mu imposer ko état Sénégal ci wàllu coopération internationale état Sénégal fas yéene ko def li tax nag nguurug Sénégal rocc ci dossier bi mel ni ku layootul parce que daf ko leer ne ko bu magistrat yi waxee seen aqulaayi taala juger dossier boobu gàcce gu rëy la ciy nguurug Sénégal di am maanaam ñi nekk ci Yavuz Selim dañuy gañe lii di procès bi moo tax ngir bañ gàcce googule ñu daw génne dossier bi ba pare wëyal nag mbir caay-caay gi nga xam ne daanaka mën nañ ko méngale noonu moom la ñu def ndax mbir mu dem ci loxo yoon boo respecté wege juge yi jox leen cër bu baax a baax di nga am maanduke gu toll ne laata nga ciy def mbir nga bàyyi ba ñu àtte ko mu féete boor ñu xam fan la dëgg gi jibe waaye ak caay-caay dong lañ ci doxalee nara yàq nag avenir u 3000 élèves ndax lan 7,5 millions de dollars yu leen Erdogan jox mu mel ni ak jaaxle dafa am lu tax Sénégal ñi koy jiite jamono yi waru ñoom fulla ak fayda yor réew mi seen gis-gis waaye lu leen imposer rek mu bàyyee ko ci bitum réew ñu nangu ko ñii la ñu defoon ba mu gàcce ci mbiru Qatar gàcce gu rëy lañ ci am Arabie Saoudite dog digganteem ak Qatar imposer leen ko ci visite bu Donald Trump defoon ci Arabie Saoudite ñu convoqué leen ñu dem wuy ji Arabie Saoudite fa lañ ko waxtaanee nas ko nocc ko Arabie Saoudite dog digganteem ak Qatar ñu daw woo seeni ambassadeur mujj ci am gàcce delloo ambassadeur bi ca loo xam ne sa yoon newu ci amoo ci benn preuve ba nga koy def fokk ñu xoolaat nan la ñuy tabaxee suñu réew ak it nan lañ ko bëgg a yoree est-ce que suñuy bët lañ bëgg a xippi di ko xool yoree ko noonu wala dañuy àbb bëtu jàmbur di ko ci xool moo tax saa su ne may wax ne man roi Mohammed VI bu Maroc daf maa neex torop ndax dafa am fulla am fayda ca na muy doxalee ak ñëpp ndaw la de tu ma waxee ñu ne royauté la ma ne waaye am na fulla am fayda ca na muy doxalee kenn du ko yeb du naar yi du européen yi waaye suñu réew mii li ma ci gën a jaaxal bu France jëlee la mu soxla bàyyi la ca des Maroc googu jël lépp lu mu soxla bàyyi la ca des léegi nag Turquie mooy jël la ko neex di ñu chantage di def naka sudul noonu sant nag yàlla ba ma gisee jamono yii ñu bari xippi seen bët di xool la ma yàgg a wax ci samay chronique ne lu ëpp tuuru la ñu may France dafa bari lool fàttalikuloon jëmmi jamono waxoon naa leen ne bés bi ma njëkkee jaaxle mooy bés bi may dawal ñëw ba buntu primature gendarme bi arrêté ñu ma gis citerne Total di ravitailler palais ma ne ngalawaay bëri na doomu Sénégal yu fi jaay essence boo mënul nangu lépp ci Total tamit jox leen 50% demoon naa ci ba wax sama chronique na man duma dugg Total di jënd essence damay xool station Sénégal yi dafa jënd essence comme nag dem na ci ba Sénégal yi léegi xippi seen bët na lépp tuuru fulla ak fayda mooy jaay Dakar fulla ak fayda rek mooy jaay Dakar lu ko moy rek ku romb na la ma ñam lu ko moy
ku romb na la ma ñam sénégalais yi nag ñoo war a jóg am seen fulla ak seen fayda bu nekkee ne ñi yor nguur gi ñoom seen gis-gis mooy sukkal raamal France ngir seeni bëgg-bëgg kese ñun ñoom fulla ak fayda ndax France nag ni mu dellusee ci biir régime Macky Sall daf ñoo jaaxal dafa ëpp doole dafa jéggi dayoo kenn mënu ko natable dinaa ñëw ci coowul Necotrans ndax coowul Necotrans tax na ma dem procès ak Cheikh Kanté ba ma koy tudd yàggoon na ba mu porté ma fi plainte ma dem ak moom tribunal ñaari yoon ba may wax ne du dara ma nga ca fayit ba ñuy jàppale ña nekkoon ci loolu ay ñoom njànku mbeng wéetoon nañ ci lool di wax ne lii teguñu ko fenn Molde noonu lañ ko foqarte simit craf jox ko Bolloré concession bi nekkoon ci 15 ans ñu def ko 25 ans sans lancer appel d'offre bu bees Necotrans na ko noonu terminal vraquier bi la ma ca waxoon yépp boo leen gëstoo ci chronique gi ca ginnaaw ak ginnaaw di ngeen ko gis dégg ko bind nañ ko wax ko ñu teg ñu fitna bu ne ñu dénk lépp suñu borom nag tey weeru nañ port bi mi ngi ci guuta port bi mi ngi ci guuta kuy waxal dëgg te yàlla tax nañ ko audit mi ngi ci guuta coow lu ne dama koy dégg dinañ ko waxtaane port boobule dinañ ko waxtaane lépp nañ koy benn bendal tey nag damay xuusandik ak yéen ci li nga xam ne moo di aéroport de Diass ci gis-gisu Me Abdoulaye Wade lañ ko sampoon inauguré woon na ko sax daanaka ci élection présidentielle 2012 ndax wàccoon na fa ak avion ñu bëri ne Sénégal ci taxawaayam war na mën a am aéroport bu toll nii kon ngalawaay ci autoroute à péage dañ ci félicité Me Abdoulaye Wade ci aéroport de Diass dañoo mottali liggéey bi dañ ci félicité Me Abdoulaye Wade ne tamit fulla ak fayda ji ñu am ba mottali aéroport de Diass bi amul benn sénégalais bu ko mën a ñaawlu waaye dafa bëgg a am luy ñuul ci soow mi te bu ñuulee ci soow bi kenn du naan soow mi déedéet président de la république conseil des ministres bii weesu sant na premier ministre ñu def conseil interministériel ngir le 7 décembre ñu ubbi aéroport bi waaye wolof yi dañuy faral di wax ne yàkkamti ak gaawtu buñ juree doom rëccu rek lay doon yàkkamti ak gaawtu buñ juree doom rëccu rek lay doon te nag dafa bëri lu lëndëm lool ci mbiru aéroport de Diass aéroport AIBD ngalawaay bu ñu fàtte ne plus de 4000 pères de famille ñooy liggéey ci aéroport Léopold Sédar Senghor jamono yi njàqare ak tiitaange la ñuy dund ku ko àttanul yaa ngi feebar tëdd ndax tiit tey jii ñooñu dañoo am ay activité ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu mel ni nag ci transfert bi ci lépp lu ñuy yëngu dañ ko bëgg a foqar ci seen loxo ñoom ñu toog jaaxle dëgmu ñeneen jër mbir mi aaki moo ko est-ce que jaadu na bu jaadoo rek ne leen ma jaadu na est-ce que jaadu na bombe sociale lay doon est-ce que jaadu na moo tax président de la république ministre yi ñëw toog di wax ak yow di la wax pare nañ laaj leen ndax la leen war lépp def nañ ko ak ñuy liggéey ci aéroport Léopold Sédar Senghor ngir wàcc ak ñoom ba bu ñuy def transfert bi bés boo demee ñuy sar xolle sol ay t-shirt Macky Sall génne ay drapeau doom ñeneen ñu takk brassard rouge ndax dañ leen lor président li jaaxal ñu baree bare Turquie yi nga xam ne xanaa ñoomati encore Turquie bu leen moytuwul dinañ ñu tëral Turquie bu ñu leen moytuwul dinañ ñu tëral daanaka benn la doon ba ñu geddee ñoo jeexal mbir mi waaye bañ koy jeexal daanaka 80% liggéey bi defoon nañ ko tey ji ñooy buur di bumbi ci aéroport de Diass ñu teg ko fan li ma gën a jaaxal moo di privé national bi homme d'affaires Sénégal yi nekk fii laajoon nañ ci assise entreprise pour ñu ubbi capital société bu war a gérer AIBD dañ leen tànqamlu ba tey ji président est-ce que jaaduwul ñu war cee bokk donte sax damay wax suñu homme d'affaires yi ku nekk di nga ñëw guddi raasaatu miir yi ñëw gis Pape Alé wax ko léegi waaye
ku ci gis ak président Macky Sall mu defar sa poos rek luy gën a jaaxal moo di intérêt général da nga koy fàtte te ba ngay raasaatu mbir yi di ñëw di diis sa problème intérêt général nga doon jiital nga la way nañu gore di ko jiital ndax intérêt général bu doxee rek intérêt particulier yëpp nekk ci biir ku nekk jot sa wàll privé national bi dañ leen dàq nañ ubbi capital bi ñu bokk ci waaye turc yi suma limak rek ngay dégg lépp ñu jox leen ko président mbaa yëg nga sa ministre transport aérien yi dem nañ njombe lu rëy ci wàllu handling bi assistance en escale bi ndaxte ñoom bañ dogal ba ñu sañ-sañ la ñu am jël décision unilatérale tas ay société yu nekkoon ci aéroport Léopold Sédar Senghor na fële AIBD société bu bees tàq lañ fay def ñooñu ñu déclaré leen fayit ASS daanaka nguur gi ñu ngi ci SSS privé la fan lañ ko teg moo ne de bu ñu fàttalikoo démb ak bërki démb ci ginnaaw ba compagnie Air Afrique daanoo ñu war a indemniser travailleurs sénégalais yi fa nekk da ngeen sukkandiku woon ci kuréel yooyu ngir wéyal liggéey bi ndax tey doomu Sénégal ñoom ñoo ñëw samp kuréelu SSS ASS ngir mën a continuer liggéey bi am certification yépp si wàllu liggéey waaye lu gën a garaaw dafa am 2012 nga falu 2013 ba coow li bare lool ci indemnisation ñi doon liggéey ci Air Afrique da ngeen doon manque comme kuy manque deret waa SSS ak waa ASS ci wàllu koppar protocole bu dul protocole jinne imposé ngeen ko société yooyu ngir jël seeni koppar jox indemnisation ñuy liggéey ci Air Afrique dëgg neexul waaye looloy dëgg muy Mor Ngom premier ministre deuxième ministre di Thierno Alassane Sall troisième ministre di Omar Gueye ñoom ñëpp signé nañ ay protocole ci biir protocole googu lan lañ wax gor ca wax ca signature état dafa am doole ñoom ñoo ne waa SSS ak waa ASS na leen dañ leen di wax ne leen koppar yi ñu nar a jël ci yéen di koppar yu baree bari dañ leen di garantir bu aéroport AIBD ubbee 5 ans ngeen samp fa protocole la boo leen xaatim ak ñoom est-ce que rafetul jaaduwul état lu mu métti muy wax dëgg di jëf dëgg bu mënul nekk nga ne mënul nekk li mën a nekk ñu wax li mën a nekk te def ko Omar Gueye ministre des transports tabaski jub na fi mu imposé ligne de crédit de 450 millions waa SSS laaj leen ko pour jox ko travailleur Air Afrique yi yaay loolu la wax ña nekkoon ci employé Air Afrique yi jox leen ndàmpaay signé protocole ci turu nguurug Sénégal est-ce que wax nañ ko président de la République est-ce que buñ toogee conseil des ministres dinañ wax dëgg gi président de la République waaw loolu yëpp may mënoon de sec day xëy suba teel gas ba mu xóot suul ko ci ne signature état ñu ko wutul seen yoonam newu ci lu ko neex lay def damay samp kuréel gu bees ñooñu ma déclaré leen fayit te nekk ay privé jël ASS nag parce que la fa nekk ci tojaange dafa bëri dugal ko ci biir société bu bees bi te war nañ ko auditer bu leen fàtte ne ASS moo nekkoon coowul Karim Wade après lu baree ci am ci Abdoulaye Sylla Cheikh Ndiaye saa booy tukki sa nopp dalu dégg lu xibaar bu bees tàq ca aéroport ba kon nañ waxante dëgg te yàlla tax ban expertise la société bu bees bi di am lan lay liggéey ak ñen yan ñooy techniciens yi fay liggéey waa lii yëpp mënuñu ko woon waxtaanee waaye moo am laaj boo am solo tamit ñan ñoo laqatu ci ginnaaw société bu bees boobule état bi day toog tëju jox ñi ñan ñoo laqatu ci biir société boobule nañ ko gëstu est-ce que doo ay nitu nguur gi est-ce que doo am d'affaire nguur gi parce que nguur gi am na ay homme d'affaires am loolu yëpp war nañ ko xoolaat président de la république waxuñu ne bul ubbi AIBD mais dañ ne ci biir ubbi AIBD bi nañu waxtaan ba juboo ci ay kàddu ba dara du ñuul ci soow li beneen mbir bu gën a garaawati xamu fu ñu jëm ak français yi tant que Macron nekkul président bu Sénégal xam naa du doyal daanaka sax mooy président bu Sénégal ci dëgg-dëgg
ndax homme d'affaires français yi luñ bëgg am ko xanaa jaay ak jënd boutique free shop xanaa sénégalais yi war nañ ko mën a yor lan lañ ci def absence totale de transparence du appel d'offre du cahier de charge def seeni consultation informelle rek ñëw rek xëy suba teel ne Lagardère Travel Retail benn kiiwu français jox nañ ko boutique free shop yépp ca booba en 2016 Serep ak Sadiv defoon nañ ay proposition waaye ñooñu di liggéey foofu noo leen nar a def da nga leen di dàq ñu toog seen kër nekk ay borom kër bëgg nar a dund ci torox tànge tubaab yi ñëw yor ay boutique free shop mais bu leen ma gëmloo ne way c'est aéroport grand standing la waaw aéroport grand standing naam waaye nag xanaa aéroport grand standing sénégalais war nañ ci mën a dugal seen loxo am ci dara wala li les Jeune Afrique bindal émergence sous assistance wala émergence pour d'autres pays mais dafa ëpp doole nga jox Lagardère Travel Retail pour 10 ans ci ban base kenn xamul ci quelle base kenn xamul waa sénégalais yi fay liggéey noo leen di def wala ñooñu dañuy dem France liggéey fa léegi waxatuma ñu doon liggéey ci élite service prestige yi ñoom it yëguñu lenn ci mbir mi président yi fukk nit ñi di la wax dëgg gi lan moo xew ci dëgg-dëgg jarul ragal ñi ne déetawaay fret bi hangar 1286 par mètre carré la doon def fii boo demee AIBD 32 500 le mètre carré wala d'accord mën na seet mais lépp nañ ko waxtaanee mënoo jóg rek ne Turquie yi ñooy imposer lépp parce que ñoo yeggale AIBD ñoo nag di gundaa daan di baddaxal ma daax dama ne nañ waxante dëgg mënuñ jël ay tarif multiplier ko par 25 loolu lan lay conséquence bi société yuy def export yëpp fala budda dinañ yokk seen tarif société sénégalaise yi àllub neen compétitive nu à l'extérieur boole ci nag di yokkaat seeni prix fan la ñu jëm xam nga réew mi nañ waxante dëgg te yàlla tax 12 sénégalais ñoo ñàkk seen bakkan du France moo fal président Macky Sall naam connexion yu bari amoon na ci biir yu bare yu bare waaye nag fulla ak fayda nañ ko am tuuti comme na ma ko waxee autorités yi ñoom fi mu nekk nii seen doxalin seen jëf seen d'accord ci lépp dafa wanewul loolu ñun sénégalais yi nañ ko jël wane suñu fulla ak suñu fayda par rapport ak caay-caayee gi nga xam ne tubaab yi nit ñu koy def guddeeg bëccëg suba ak ngoon di leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah.